asalaamaaleykum mbokk yi ñu leen nuyu ku nekk turam ak santam di leen dalal ci studio iRadio ITV bu E-Media Invest di nuyu ñëpp comme ni koy faral di def bëccëg bu nekk dañuy toog fi waxtaan di xamante ne moo soxal réew mi xam nga ne fan yi nag maanaam fare ca Kaolack xam nga lu fa xew marché ba lakk na daanaka ba mu jeex takk te ñu fa nekkoon commerçant yi di investir seen xaalis foofu am nañu sinistre te lu ñu gën a nemmeeku ci marché sénégalais boo fa demee lu ñuy waxee bouche d'incendie dafa ñàkk te souvent aussi day am ay court-circuit mooy yàq lu bëri te commerçant yi bëri tamit dañuy am ay branchement clandestin maanaam dañuy branché ci poteau yi fi xamante ne jaarul yoon jaarul seen lakk jaarul fenn ba loolu bu amee mu lakk te matériel bi tamit bu ñu ciy def yu bëri chinois la yooyu tamit bu chauffé day am lu mu yàq marché yi tamit du loolu rek xam ngeen ne marché yi ak feebar bi tamit am nañu problème pour nu ñu toogee ci marché yi parce que dañu bu ñu tënkaloo feebar bi day gën a law parce que feebar bi dafa bañ jegeente bu bëri dafa laaj sorante naka la ñu mën a réorganiser loolu yëpp assurance bi ñu war def est-ce que commerçant yi war nañ ko jël ci seen cantine pour assurer suba bu ñu amee lakk-lakk ñu mun ci génn yooyu yëpp dañ ko waxtaanee tey loo tax ñoom mbégte tey di dalal kii di colonel Abdoulaye Ndiaye kon Abdoulaye Ndiaye sapeur pompier sénégalais léegi moom kàngam la fa te colonel Abdoulaye Ndiaye moom si brigade nationale de sapeurs-pompiers du Sénégal ak kii tamit Dame Ndiaye junior nekk commerçant ñu leen di nuyu di leen dalal Dame Ndiaye yéenay commerçant yi li waral marché yi di lakk. auzu billahi mina seytaani rajim laa hawla wala quwwata illa billah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. Alassane Samba maa ngi lay nuyu di la siyaare di sant ci dalal bi ñu dalal di ñaan suñ borom dimbale nu ba lu ñu fiy wax rek muy njëriñul réew mi di njëriñul commerçant yëpp. li nga ma laaj daal xam naa ne lu ma sawar lay doon ndaxte ay at lay wax yoo xam ne ñun ñu ngi ci marché yi man la Dame Ndiaye coordinateur national UNACOIS Yessal marché yi nag yàgg naa ci bokk naa itam ci ñi nga xam ne dañ leen di jël ci biir kuréeli commerçant yi ñuy saytu lu mel ni liy xew ci marché yi comme ni nga ko laajee rek ñun ñi noonu la ñu jaaxale ndax commerçant moom li ko yóbbu woon ci marché mooy mu toog di jaay di jënd di am lu muy terale ay njabootam di am lu muy terloo loolu mooy li nga xam ne nii mooy li ko yóbbu woon ci marché mais dañoo gis ne biñ demee ci marché yi li ci ëpp nga xam ne répétition bi bari na mooy dañuy am ay lakk yoo xam ne gudd la nuyu woon ne nu mu ngi tàkk xëy na maa ngi nuyu au passage sama colonel Ablaye Ndiaye mi ma toogal xëy loolu moo ma ciy gën a xereñ ci luy lakk marché waaye man ci sama xam-xam daal mooy dañ cee amuk jaaxle ndax dañuy woo buñ dikkee ne marché bi mi ngi tàkk ñoom la ñuy gis ñoom ñii ñu taxaw taxawaay bu rafet def ci seen kem kàttan waaye fa muy mujj rek lépp day jeex tàkk loola nag la koy waral ñun am na ci loo xam ne xamuñu ko waaye li nga xam ne daal moom ñi ngi koy jooy nga xam ne dafa répété nekkul benn marché bu tàkk rek maanaam Louga tàkk na barki démb Kaolack tàkk na barki démb mais Kaolack mën naa ne tàkk na lu mat 5 fois ak yeneen marché yoo xam ne su ma ko doon lim du jeex fii bu ci nekk répétition lay doon te duñ xam lu koy waral ñii dañ naan coupe-circuit ñii naan ñee ko taal waaye loolu daal ñun Alassane Samba lu nu jaaxal la loo xam ne ñu ngi koy jooytu fu ñu toll. colonel yéen ay intervenir ci terrain bi yéen a xam li ko waral souvent lan mooy source d'incendie yi lu tax marché di lakk. maa ngi lay gërëm di la sant Alassane Samba di nuyu monsieur Dame Ndiaye nga xam ne moo fi toogal commerçant yi di nuyu auditeurs yi ak téléspectateurs yi. alors cause u incendie yi généralement ñun du suñu wàll parce que dafay laaj souvent enquête pour ñu xam vraiment lan moo ko lakk waaye ñun xam nañu en général li nga xam ne moom mooy faral di indi lakk donc bari na am na yoo cité léegi muy ay court-circuit yooyu yëpp mën na indi lakk waaw marché nag
doon na endroit boo xam ne dafa xaw doy waar surtout marché yi nga xam ne fii africain en général sénégalais dafay bare jaxasoo ba nga xam ne alors lu nekk loo xalaat rek war na ko mën a lakk bon alors li ci ëpp nag court-circuit la ñuy wax parce que aussi li tax ñuy xalaat court-circuit c'est parce que comme ni nga ko waxee peut-être matériel bi ñuy utiliser pour courant bi nekkul matériel de qualité donc mën na ko indi walla boog ñuy def ay branchement frauduleux maanaam au lieu que comme ni ñu leen koy santé ku nekk am compteur am waaye dañuy bëgg di bokkoo ay compteur am na si ñoo xam ne sax duñu am compteur dañuy jéem a xëcc courant boo xam ne en fait du yoon c'est irrégulier donc yooyu yëpp ay cause la yoo xam ne mën na indi lakk bon li mu ko waxee aussi am na ñu koy soupçonné incendie criminel c'est possible mais loolu man du ma ci dugg waaw mais leneen li ma mën a wax mooy marché boo ci nekkee aussi di fa taal ay safara parce que restaurant. di ataaya foofu waaw di ataaya yooyu mënul ànd ak loo xam ne. am pension nu ñëpp waaw voilà pension ci biir marché bi safara mënul ànd ak yenn yoo xam ne dafa gaaw a lakk. te marché yi ci nekk yëpp produits yu ëpp ay produits yu gaaw a lakk la ay tissus ñoo fay nekk ak ay carton ay vraiment potentiel calorifique bu important mooy nekk ci biir marché de sorte que boo fay dugal ay feux nus comme ni ñu koy waxee safara mun na commencer tàkk doo leen ko yëg ñëpp wàcc dem muy tàkk ci guddi gi kenn xamu ci dara ba balaa nit ñi di ko xam dafay fekk toll na foo xam ne alors kenn mënatu ko maîtriser. voilà. est-ce que lu ñàkk organisation bi am ci marché yi mu waral loolu yéen commerçant yi ba leen toggee ci marché lépp ngeen fay dugal maanaam lu ñëw rek xëy na ci marché bi. ataay pension yi ci biir marché yi produits inflammables yi biir marché yi marché bi daal amul benn organisation lu waaye neex def ci biir marché bi. waaw Alassane loolu nga wax moom am naa ci njàngat. man njàngat la. njàngat bi maa commerçant yëpp ñoo ko bokk xam ndax xam nga ñun marché dañ koy wooyee marché waaye ñun kër lañ koy wooyee noonu ndax boo xoolee commerçant bi temps bi muy def ci marché bi du ko def ci këram kon kooku xam na li ci marché buñ ci defee njàngat am na luñ ciy jàngat biñ ci jëkk a jël mooy nangu nañoo accepté ne am na ci biir marché faay yu bari lool faay yi nag bari na waaye am na ci loo xam ne nun ay civil lañ autorité moo mën a dindi faay yooyu ñun liñ ciy man rek mooy dénoncer bi ci jëkk mooy bu ñu sañoon tey nga xam ne yàgg nañ koo jooytu di ko ñaan président Cheikh Cissé président national bu UNACOIS Yeesal avant muy nekk président am na 4 présidents yu ko jiitu 4 présidents yooyu ko jiitu yëpp ñii dañoo daje ak Abdou Diouf président de la République ñii daje ak Abdoulaye Wade président de la République ñii ñi ngi nekk ak Macky Sall te ku ci nekk président de la République bi te président de la République moo yilif maire yilif tous les services yi nga xam ne ñoom ñooy saytu marché man li ma fekke bokk marché bu ma sa lakk autorisation permis de construction la maire di joxe mais commerçant yi ñooy jëlaat seen xaalis li lakk bii mitti commerçant yi ñooy jëlaat seen xaalis tabaxaat fi nekk loolu moom lu ma fekke la lu ma dund la mais buñ ko tabaxee ba pare ni ñuy installer courant bi ñun sax dañuy dem ba tiit ndax da ngay gis fil yoo xam ne dalay romb ba yow sax fi nga toog di jaay fil yi da nga ciy tiit léeg-léeg te fil yi li koy indi mooy fii Sénégal réewum jàmm la ak mbokkoo ak kenn ku ne di daw ku la mere ak bëgg di dimbalante Sénégal bu dikkee branche le compteur yow boo dee nag lu war a mën ñetti place da ngay gis ku ñëw ne ma sëñ daam kat damaa bëggoon nga may mag fil ma yóbbu sama place su ma bañee mën naa am ay at duma tuddati wala mu defee ne dama ko soxati wala mu defee ne xëy na dafa am lu ma ko ëmbal may daw loolu ba su ma ko waxee dama ko naan man de loolu du samay mbir wool waa Sénélec ñu ñëw installé la ko ñiy dikk di ko installé ñun dañoo jàpp ne ñooñu ñoo waroon a bañ su ko defee man commerçant bi du am ci man lu may xebete bu dikkee ne ko man kat Sénélec laay liggéey waaye amoo droit jël fii. kon dafa am agence Sénélec yu ñëw ci marché yi di defar ay blanchiment clandestin. ñun loolu kay du jeex ndax li tax ma ne la moo am mooy ki dikk yore ay matériel am ne moom dafa jàng ba man courant
Senelec lay liggéey wala bu liggéeyu Senelec itam moom mën na installation kër ak yëpp kooku su fekkoonte ne nii am na maanaam nu ko Senelec joxe ndigal moo xam ka jóge ci Senelec bala clandestin wala kiy nekk ci marché bi di installé nga xam ne du ñemee laal courant ku dul moom parce que dinaa la xamal leen Alassane man def naa réew yu bari def naa France mais ci Sénégal laa mas a gisee marché booy gisuk fil la marché yi bari doo gis filu courant doo branler sa bopp amoo droit laal courant seul Senelec mooy ki nga xam ne moo am autonomie pour di laal courant loolu nag du Sénégal fii Sénégal ku jóg ma nga yaakaar sax ñeem ku jóg mi ngi solo boo ko waxee mu ne la Senelec laay liggéey ñun xàmmee wuñ leen parce que ñun lii suñ liggéey mooy jënd ak jaay wax na ma ne jënd lii jënd naa ko xëcc na fil fii yóbbu na ko fële boo ëllëgee bu tàkkee kooku xam nga yoonam nekku ci bi ci des nga xam ne ñun moo nu gën a ñor daf noo métti ba dañoo bëggoon buñ sañoon ci état liñ bëgg mu defal na ko ba lii ñu mën koo dindil suñu bopp noonu buñ fi nekkee naan mairie beeg Senelec ak yooyu yëpp dañuy tar ndax man mii di wax ak yow bokk naa ci séminaire yoo xam ne Senelec moo ko organisé woon kii fi nekk di Makhtar Cissé ñu ngi ko doon defee ci maison de presse bii yéen journalistes yi ngeen moom ko ci yoonu corniche man ca laa bokkoon ci participation Babacar Touré mu ko lañ fa doon waxtaane mooy dañuy def ay lampadaires yoo xam ne pile yi li muy jël ci courant dafa bari dañ ko bëgg a dindi installé nouveau pile danañu waxtaan ak ñu itam ba branchement clandestin yi jóge fi ñu defal na branchement yoo xam ne nii bu nu yàlla dimbalee incendie yi dana wàññi ko loolu lépp boo gisee ñun ñu sawaroon di ci participer bëggoon incendie jóge fi moo taxoon bañ na ko waxee itam ñoom mujj nañ ñu jël ay décision ne ñoom waa Senelec danañ jël seeni décision wutal ko budget dem ci marché yëpp réhabilité courant yi ba déggoon naa ñu ne tàmm nañ Grand Yoff waaye man booba laa gëj a dégg. Liberté 6 am na. Liberté 6 ñu ne am na waaye man booba laa ci gën a dégg dara waaye ñun li ñuy jooy di ko déplorer mooy dañoo bëggoon état dimbali nu lillaahi wa rasuuli mu jël marché yi privatisé ko maire du tee mu am recette ba mu cee am. mais laata loolu daa bëggum. waaw parce que ñëwaguñ fa. yéen nekk ci marché yi déjà. war ngeen organiser seen biir. bañ yenn yi xamante ne lakk seen marché yi. foofu laa jëm si war a commencer d'abord si yéen. foofu laa jëm si mbir moom day fekk ci loxo borom. très bien foofu laa jëm si dañoo xam ne pour ñun ñu mën a organiser ay marché dañ ci am autonome marché boo amul autonome mënoo ko organiser maire yi bu leen neexee dañuy dikk fekk foo xam ne nii waa public la ñu wutal fi benn commerçant 2 mètres mu fay lal te yow mi nga xam ne yaa ne ci biir marché bi doo ko mën a yëkkati parce que dafa naan autorité bi moo ma jox fi ma fi lal bi ci des cantine yi ci biir marché yi da ngay gis ko am biir place am du ci toog génne marchandise au delà 1 mètre ci kanamam boo ko tuddee mu ne la sa yoon nekku ci en tant que délégué ñun maire bi moo may jubbanti waaye doo yaa may jubbanti suñ dajalee nag conséquences yooyu yëpp ba xool nañ ne jàngat nañ ko ñun ci suñ biir ñu bëggoon liñ bëgg mooy état priorité sa marché yi ñun ñi nga xam ne amuñu lu may jaay ak jënd mooy suñ liggéey su boobaa danañ mën a organiser suñ bopp bu dee tabax danañ ko mën a tabaxul suñ bopp dinañ ko mën a def espace yu yaatu espace yoo xam ne kenn du gis fii lu courant bépp dañ koy nëbb ci biir ndax suñu waxee Senelec liñ bëgg Senelec dañu defal liñ bëgg su boobaa ñun danañ mën a wut suñuy gardien yoo xam ne ay gardien yu ñuy fay lañ ñun ñoo koy jël en charge ñuy def marché ba benn bandi du fi mën a fanaan boo demoon marché Tilène gii day am ñuy fanaan foofu man mënu ma leen faa jële soo yéegoon ci kaw mairie dem na ci ba sonn ñun ñii dem nañ ci ba sonn mais am na ay ñoo xam ne dañuy ñëw dina ci kaw di def naka su dul noonu ci kaw xam naa ne sama collègue bii dégg na lu mel noonu te mënuluñ leen dara loolu lépp nag buñ privatisé marché yi commerçant yi am nañ ay financement yoon mën a tabax ay marché te ñun nag lakk gi xam nga nu ñu ko tuddee fi ñu toll nii nun ñu ngi ko tuddee maanaam cas communautaire noonu lañ ko tuddee noonu. cas communautaire. cas communautaire lañ ko tuddee xam nga lu tax. ci làkk rek. waaw ndax xam nga lu tax ñu tuddee ko cas communautaire. xam nga cas contact dañ naan kër gee moo tàkk moo jafal fii wala bu dee ci ñun baykat yi àll bi dañ naan mbooy gee moo jafal côté bi nii mais marché bi dañuy gis ne li koy taal toujours ci biir lay nekk kon loolu ngeen wax dëgg la am na mal organisation bu nekk ci biir marché boo xam ne kii day yorob gaz di def restaurant ci biir di jaay ay omelette am di jaay lu ko neex man du man Dame Ndiaye maay ñëw ne ko lii doo ko fi def autorité mooy ñëw ne ko lii doo ko fi def loolu sunu jaaxle la ci suñu biir ba tax na bu nu sañoon daal ci gàttal nun buñ bëggee marché yi ñu defar ko nanu état dimbale
privatiser marché yi te bu ko privatiser lii ma la wax dana fi jóg incendie dana fi jóg ndax incendie ñun day feebar la boo xam ne mi ngi mel ci ñun Covid 19. lu tax mooy sun matériel mooy dem ñoo koy ñàkk te dañ koy wutiwaat te ku ci lakkale ku ne yor nga kër yor lu ma 30 personnes di leen dundal dëkk ci réew mi lakk yooyu pompier ñu ngi leen di gërëm au passage vraiment sapeur pompier kenn mu leen fay. dañuy sonn ci lakk yi trop. ñu leen di woo ñuy dikk di fay ak a dellu. léeg-léeg ñu am ndox léeg-léeg du ñu am bus de gendarmerie. te bu ñu waxee ñu ne commerçant yi ñoo ci toog commerçant yi mais mairie bi. lu tax moom xoolul ba xam fi mu teg cantine bi bis incendie mi ngi fa la nekku fi loolu ñun du suñu kii. waaw mais colonel ci liggéey bi ngeen def ci marché bi inorganisation marché yi nu mu mel. jaxasoo bi pëccxoo bi ku nekk te bu la neex yéen est-ce que dina facilité boo leen bu lakk amee ngeen def liggéey bi nu mu gën a gaawee parce que yenn saa lakk ji day am ni ñuy ba si suba teel bi muy lakk les gens n'arrivent pas à éteindre l'incendie. loolu damay dëggal li mu wax léegi ne voie publique yi ni ñu encombré. loolu bokk na ci difficulté yi ñuy. maanaam dañuy jaayee ba ci tali bi jànkonteel voilà. teg seen bagage ci tali bi exemple bi rek mooy feu Kaolack bii. ak marché leen fii. waaw feu Kaolack bi engin bi gënoon jege marché bi mu ngi woon à 100 mètres du marché. pourquoi parce que mënu woon jàll yoon yëpp dañ ko encombré ay table ak ay cantine ak ci biir marché yi voies yi ñu leen di sant ñu am ko largeur bi mu war a am du ko am parce que nit ki dina am cantine am ba pare jël ay bagages teg ko. ba nga xam ne alors day voilà day réduire voies yi ba pare jaxasoo boo xam ne pour nga xam safara bi pour nga egg parce que safara pour nga mun koo xeex il faut nga mun a xam base des flammes fan la source bi ça fan la flamme yi commencé foofu nga mun a sotti ndox mu fay mais pour nga yegg foofu munoo ko parce que suy lakk déjà fumée bi da lay empêcher nga avancer te fumée boobu kii na ñuul na ñuulaay boo xam ne su yoon yi amee ay encombrement c'est pas facile donc il faut ngay nekk di teggeeg di truc donc loolu moom mooy yéexal en fait liggéey bi il faut nga nekk ci di wër di teggi ay bagages pour mun a am yoon boo jaar ba egg ci safara bi donc yooyu yëpp ay difficultés yoo xam ne dañ koy rencontrer bon wax na am na bu mu wax aussi mooy difficulté ndox mi alors ndox mi ñun ay engins lañ yore yoo xam ne ay 5000 litres la ñuy def ak am na sax léeg-léeg ñu egg li tax d'ailleurs ñu def loolu manque bouche d'incendie moo tax ñu am ay engins yoo xam ne dañu def 30 000 litres mais engin boo xam ne minute bu nekk mu génne 1000 litres kooku xam nga 5 minutes bu dee 5000 litres la 5 minutes mu jeex. mais 5 minutes safara bi fayul donc da ngay obligé arrêter dem uti ndox te généralement fi ngay utee ndox pour jëlaat encore exemple Kaolack dëkk bi yëpp am fenn fu am bouche d'incendie il faut nga dem ba Lindiane 10 kilomètres la de Kaolack. mais li waral loolu li waral marché yi en général doon bouche d'incendie. est-ce que ci tabax bi la. non ci construction am na léeg-léeg ñu prévoir ko mais entretien bi duñ ko entretenir ba nga xam ne bouche d'incendie bi dootul fonctionner wala comme ni mu ko waxee léeg-léeg ñu ñëw fi bouche d'incendie bi nekk ñu teg fa cantine de sorte que ñun dootuñu ko gisati wala boog alors tout simplement kenn du fa def bouche d'incendie alors donc yooyu yëpp c'est des problèmes yoo xam ne il faut parce que ñaari engin unité bu nekk ci ñun am na au moins ñaari engin pour xeex incendie bu ñu amoon bouche d'incendie engin bi du bouger day branché wu ci bouche d'incendie bi te day continuer di fay continuellement. sans arrêt bouche d'incendie kan moo ko war a installer. mairie moo ko war a installer. mairie ñoo war a installer. mairie moo war a installer bouche d'incendie mairie moom parce que mairie mooy assurer police su commune am ci biir police boobu sécurité civile ci la bokk donc moom moo war a assurer tout ce qui est protection civile dans sa commune. mais bu ñuy tabax marché yi. est-ce que mairie dañ koy sóoraale bouche d'incendie bi ou bien dañuy tabax rek du ñu xalaat loolu. léeg-léeg ñu sóoraale ko mais est-ce que dinañu xool bouche d'incendie bi même bu ñu léeg-léeg ñu installé ko sax mais bouche d'incendie du mos a fonctionner parce que xëj na niñ ko installé baaxul wala boog en tout cas suivre ñu ko suivi bi nga xam ne alors war na mën a tax bouche d'incendie bi marché wala mu doon donc bouche d'incendie boo xam ne nekkoon na fi bu yàgg alors ñu ñëw ni ñuy agrandir seen marché teg ci ay cantines dootoo gisati bouche d'incendie donc problème bouche d'incendie daal vraiment c'est un gros problème moo tax ñu xalaat ne xëy na bu ñu doon def ay poteaux d'incendie nga xam ne dina am benn hauteur kenn du xalaat ñëw teg ci cantine parce que kawe na parce que bouche d'incendie day raser moo tax
mais soo defee poteau d'incendie kenn du ñëw xalaat teg ci cantine. mais nag aussi il faut mu am suivi boo xam ne. bouche d'incendie boobu dafay fonctionner mais loolu mairie da koy liggéey en rapport ak ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu ndox mi. est-ce que am na benn ay waxtaan. waaw yu sapeur pompier am ak mairie yi pour importance bouche d'incendie importance gestion marché yi. mais ci lañ dëkk. tout le temps ci lañ dëkk parce que am na commission yi ñuy tuddee par exemple commission de protection civile am na commission supérieure mooy au niveau national commission régionale ak commission auxiliaire au niveau du département dañuy faral def ay visites ci marché yi et chaque fois bu ñu defee visite def nañu rapport boo xam ne lépp luy problème ci marché bi wax nañ ko rapport boobu dañ koy adresser toutes les autorités le gouverneur wala le préfet wala le maire ci boppam da koy xam donc ñun tout le temps ñu ngi def liggéey boobu donc amuñu benn xaar ma yàlla ak maire yi dañuy constituer comme ay conseillers lañu ci maire yi donc dañ leen di wax ne lii moo baax lii moo bon tout le temps dañ koy def amuñu benn problème xëy na nag ñoom ñoo am des difficultés à leur niveau pour gérer ko voilà bon mais loolu aussi il faut que je crois que puisque ndox mi dañ ko privatiser te ñoom ndox moomu bouche d'incendie boo ko defee ndox moomu. foog nga fay ko. foog nga fay ko foog maire fay ko. foog maire fay ko dafa am kii bon et puis pour ñu installer ko aussi ñoom il faut ñu accepter installer ko parce que ñoom ñooy gérer ndox mi. alors donc il faudrait que ñu am benn entente moo xam ne alors état day fay après service rendu noonu la état di fonctionner. état da ngay liggéey ba pare mu fay la. mais ñoom nag généralement dañuy bëgg ku leen fay balaa ñoo liggéey loolu nag mooy indi souvent. aussi difficulté installation bouche d'incendie donc yooyu yëpp donc mu war a tax ñu mën a waxtaan suñu biir ba xam pour pousser ñooñu surtout ñi nga xam ne ñoom ñooy gérer ndox mi c'est des privés ñu waxtaan ak ñoom ba nga xam ne dinañu accepter installer bouche d'incendie après ñu fay leen. gis nañu à chaque fois boo amee lakk incendie commerçant yu bëri dañu ciy ñàkk seen alal bu bëree bëri te commerçant yu bëri duñu assurer seen marchandise duñu assurer rek seen bopp. merci Alassane laaj nga ma la am importance mais il faut ma féliciter monsieur le colonel parce que vraiment li mu wax nii man dama cee kontaan ndax nit kii doo suul jëf gis nga sag lakk ñoom sapeur pompier dañ ñuy invité def ak ñun ay réunion ñu xool quelle est la solution ak lan moo war a lakk gi ak naka la ñuy def ba lakk du amati kon maa ngi ko ciy féliciter ci loolu mu wax lu wér la li nga ma laaj nag man daanaka sax moo tax ma ñëw fi xam nga ñun tëbuñu tëb rek di laaj ay privatisation gouvernement bi dimbali nu ci jox na ko dafa am la ko waral xam nga loolu mu la wax ci maire yi mooy yore chaque commune depuis ñu décentralisation maire yi bu jëkkoon benn maire moo nekk Dakar mais bi ñu ko décentraliser maire bu nekk acte 3 décentralisation yaa yore sa gox yaa xam lu waaye nga yor ñun am na ci ñu jàng am na ñu jàngul waaye nag am na ci ñun luñ xam maire yi recette daf leen a ñor parce que seen commune ci recette lañ ko yor ñun xam nañ ko bu baax dañuy fay li ñu war a fay lépp duñ manqué dara bu jëkkoon maire yi juuti lañ doon fayu ñoom ñoo dem ba toog ak ñun waxtaan xamal nu nenu juuti bi enragé tunu parce que ndaw yi ñuy yebal ci marché yi du ñu versé te kon ñun dañuy daanu dimbaleen na ñu def abonnement bi ñu proposé abonnement coow lu bari la woon fii mais dañoo mujj trouver entente jubóog ñoom ñu def abonnement ñëpp dafay seen abonnement kon ñun maire yi xam nañ ne jubóo nañoo ak ñoom tey bu mën nañ leen déglu mais fi ñu bëgg a xool ne maire yi dafay am problème toujours gis nga bu ñu yëkkatee ne dañuy tabax marché maire bu ci jóg ne damay tabax sama marché bii soo moytuwul gars yi yor morceau yu rus ne du fi amee. pour lan. li koy def mooy kundubin rey sa maam olof nee na boo séenee lu ñuul daw dañu gis ne maanaam à chaque fois dañu wax ne maire yi bu ñu duggee ci marché yi ba réorganiser marché yi day am ñuy perte seeni place am ñu amoon 2 mètres 1 mètre la ñuy am ñu nekkoon fenn ñu leen fii mënatu leen fee nekk perte boobu nag commerçant yàgg koo dund nag ba ragal ne léegi bu maire yi ne day tabax marché rek ñu ragal. même bu fekkee commerçant dañuy téye place. mais ñun ñu dul seen place ñu génn foofu. maire yi leen di jox carte mbooleem boo demee fii contrat yi maire yi la ñuy fay ñu ngi seen i carte ñi ci mbedd mi ñoom wóor na leen ne bu autopolice di bu dikkee ñu daw parce que xam nañ ne fi ñu nekk c'est irrégulier. parce que normalement ci marché bi dañu war a xam ku nekk ñaata mètre nga war a occupé. mais cantine yi ma lay wax nii boo gisee ñun ñu bëgg tegal la këyit nga xam ko. xam nga su li ma lay wax nii ci biir marché laa lay wax maanaam ñi nga xam ne dañoo ami cantine te équipé ko cantine bi nekk 3 mètres sur nangam wala 2 mètres sur nangam ñooñu ñoo tabax seen i cantine mairie bi moom suuf si mairie mooy fayu recette am
pour suuf soosu moom mais ñoom ñoo defar seen lépp ñoo ko moomal seen bopp waaye nag dañuy ragal ne bu maire bi dikkee toj marché bi ne da koy tabaxaat su indee plan nam koy organiser ñaar mën a leen cee fekk seen place réduire gën a tuuti wala maire bi tabax koo pare ne ko da nga ma jox 15 millions wala 10 millions soo ko mun dafay nga ñàkk sa place te fekk def nga fa 30 ans d'expérience amoo bureau amoo dara marché bi rek nga yaakaar say doom ne fi ñu bari ne fi nga war leen a tàggat ci école ñu liggéey comme ni ñuy tàggate waa université ñu jàng ñu itam ñuy bañ loolu moo tax ñun privatisé boo gisee ñu koy ñaan ñun commerçant yi kese suñ toogee xamante ci suñ biir xam ne ñuy tabax suñ marché dañuy woowaa sapeur pompier ne leen naka la ñuy def ba ngeen am mbedd yu ngeen xam ne fi ngeen di jaar fu fay lakk def parking bi ñuy yoree suñuy oto di ko gaare ci mbedd yi ñu créé ba embouteillage du am ñu wut parking souterrain oto yi commerçant yépp di dugg ci biir ñu wut espace boo xam ne client bi jënd si dana mën a gaare oto ñu tabax marché bi tabax boo xam ne ku ci amoon cantine da nga ko am non seulement mais danañu wut environ ay place ci yu bari yoo xam ne commerçant yi taxawàllu ci environnement yi danañ leen mën a racasse ci biir am nañ ay financement am nañ reconnaissance ci biir commerçant yoo xam ne mën nañ fexe bay jàppalante suñ biir ku munta fay ñu fexe ba nga am place dafay ndànk-ndànk ñu wut nag autour de marché ñu créé ci loolu ñëw na maquette bi ñëw na mënoon naa ko indaale fii am nañ ay partenaires bitim réew yu ñëw ñu xool seen marché yi ca bitim réew nañ ko tabaxee néew ju doole yi ñuy tuddee ay marché ambulant mën nañ leen a wutal ay 50 mètres wala 90 centimètres place boo xam ne day am ay roue am lu ko tiim ba buy taw du tooy su jaayee ba pare da koy lem booleeg bagage am dem denc ñu bale foofu ba mu set marché bi di continuer lakk bu ñu ko defee ñun xalaat nañ su boobaa lakk du am mais ñu itam mënuñuy continuer di perte alal joo xam ne kenn xamul toll li nga ma wax ci assurance ci laa jëm si du ma tudd turu assurance bi ndax damay bañ a publicité wala njóobee ni ñoom bëñ ñu loolu xawma gis nga am na assurance bu nekk ci Dakar nee na présenté na lu war a mat juróom-ñetti réew pays Afrique wala 10 bokkoon naa ci commission bi nga xam ne avant ñuy signé assurance boobu contrat man maa nga woon ca biir pilotage ba ñuy waxtaan may ànd ak ñoom ñuy dem ci marché ñuy yee commerçant yi xam nga secteur informel di leen wax assurance lii la parce que commerçant bi assurance oto am ci commerçant yu dem ba assurance seen kër ñooñu ba ñu assurance mais boo gisee assurance incendie mësuñu ko mën a am koo wax bu dikkee ba xool marché bi rek ni lii xalaatuma ko assurance ñun nag ñu dem ak ñoom ci taabal yi waxtaan pour foogoon ne danañ sensé bi ñu demee ci assurance bu mag bii ma lay wax mu ne ci biir Dakar bañ toogee ak ñoom bañ signé convention président Cheikh Cissé président UNACOIS national moo nu yóbbu ñu signé convention pour que léegi nag liggéey bi mooy ñoom ñu jël seeni agence ak agence commerçant yi ñuy wër nit ñi pour ñuy installer mais bañ dikkee nuñ def ti leen laa leen njëkk a yóbbu comme échantillon bi ma dikkee ci jaaykati cuuraay yi ñi nga xam ne parce que loolu il faut ñu wax ko dafa am borom kër yoo xam ne seeni kër dañ ko doon loué mais dañoo toj kër yi ci mbedd mi def koy magasin loolu itam bu kenn ne commerçant yi commerçant am day loué rek aw na Blaise Diagne bi magasin yi fi ne commerçant yi ko loué di fi jaay kon ku toj sa kër gu den ak marché def ko magasin di ko loué commerçant bi daf koy jël am na ci benn rue 19 angle Blaise Diagne daaw am na lakk gu rëy goo xam ne du ci marché bi ab magasin cuuraay bu rëy moo lakk boo xam ne nit bakkan wàññi ko na ca te malheureusement pompier yi ko doon fay taxaw nañoo ñun man miy délégué ak ñay délégué ci marché bi yëpp ne nu mbaa kontaan ngeen lakk gi fay na ñu félicité leen bañ dem ñun nag ñuy jël mbalit ma di ko génne far gis benn tànku nit ci biir ñu xam ne kon am na booy bu génnul ci ñi doon jaay. dee na moom xam ne li may wax baax. loolu amoon na fa. loolu ñun métti nañu te bëgg nañ loola dañ kon borom kër yi itam na nga xam ne énergie marché yi kër yi environnement kër yi ko wër ñoo ko gën a def te leen boo dikkee la fa ëpp ci embouteillage borom kër yi ñoo toj seen kër yi doon loué jël bitig yi jàkkaarloo ko marché mu nekk marché xëttaloo ak marché bi lépp di marché donc looloo tax ñun ñuy ñaan fi ñu toll nii li laay war a sori nanu gouvernement bi dimbale privatisé ma assurance yoo xam nga fi mujj ak ñooma dañoo mujj taxaw stand by maanaam nag dëgguñu contrat bi parce que convention doo ko signé rek génn ci 5 ans lañ signé woon ak ñoom 5 ans yi jeexagul lii ma lay wax 1 an yu dem la ñu ngi toog dañu xaar mais lu tax ñu nuy xaar dañ noo jox maanaam feuille de route dañ ne bala ñoo assurer cantine bi dañ koy tabax bu wér wutal ko bunt bu dëgër boo xam ne bu doon lakkee bunt bu du gaaw a jël sawar fii li courant yi du lang dañ koy dugal ci biir maanaam mu nekk sécurité ba pare assurance bi doon ñëw na nga koo assuré
ñu xam ne kii li mu wax dëgg la ñu d'accord ak ñoom signé ak ñoom ba pare toog nag di ñaan président de la république nag mu privatiser marché yi ñun danañ ko defar ba nga xam ne assurance boobu ngay wax dana ñëw ndax koy gaare sa oto assurance ko assurance sa kër assurance ñun ñëpp ko bëgg. même bu dee privatisation marché yi amagul laaj na xëy na mairie yi toj marché yi defaraat ko. waaw façon moderne parce que gis nañu fii ñu jóge bitim réew ñëw ubbi fii ay magasin bu du ma tudd tur yi te magasin yooyu Sénégal lañ fay dem jënd mu set wicc dem seen yoon kenn du leen téye te mu créé emploi yu bëri est-ce que même bu fekkee ne privatisé wuñu marché yi mairie war nañu mu am loolu def war ko ci marché yi mu yombalalal yéen sapeur pompier seen liggéey te tamit comme nu waxee sànq ñi nekk ci koñ yi di toj seen kër di ko defaat ay boutique loi war na ci wax dara parce que yow rek kër dëkkuwaay nga toj ko teg ci ñaari def ci ñeenti ñuti boutique lan la ci loi bi wax mais mbedd bu nekk moo ko def marché. waaw damay d'abord commencer par dëggal li mu wax assurance aussi du sànni xaalisam parce que assurance su la assuré ba su amee lakk da lay fay. alors donc du sànni xaalisam soo xamee ne fii risque lakk dafi yomb. mais du la mos a assuré da ko dugal waaw jamais. c'est comme tey jii bu ñu fekkoon une personne de 70 ans. am cancer boo xam ne léegi mu dee duñ ko assuré assurance bi. parce que dañoo xam ne su dañ koy assurer 3 mois après nga fay xaalis bu bëri. te du fekk moom mu cotiser lu toll noonu. donc marché yi comme pour si loolu moom moo may day pousser ci li nga wax il faut que marché yi ñu moderniser ko damay faral di joxe exemple marché Saint-Maur bu Ziguinchor Saint-Maur des Fossés mooy Bukot. bi mu lakkee lakk na fi lakk bu metti et bi mu lakkee ba pare bi ko gars yi di defaraat. vraiment respecté woon nañu même bon léegi mu ngi commencé waat di yàquwaat ndànk-ndànk mais respecté woon nañu ay normes yoo xam ne alors boobu ba tey dégguloo fa benn problème mu lakk parce que respecté nañu normes yi. ko kan moo ko defaraat mairie bi moo ko defaraat bon xam naa nag am na peut-être jàppale ay pays amis wala. mu def public privé PPP. voilà PPP xam naa waaw am na daal am na nu mu demee mais. defaraat nañ ko ba nga xam ne voilà respecté nañ ko def ay bouches d'incendie ci angle bu nekk. defar ay yoon yu yaatu ci biir courant bi ñu defar ko normalement ba nga xam ne depuis lors ça fait des années maintenant vraiment dégguñu fa benn problème bon c'est vrai que léegi mu ngi commencé di yàqu parce que aussi dañu xam ne Sénégal aussi c'est entretien beeg yooyu dañu am problème mu voilà commerce informel donc nit ñi même boo leen joxul place dañ ñëw lal seen place seen table pour jaay mooy ñi muy tuddee ambulant yeeg yooyu donc yooyu yëpp il faut ñu organiser ko et ça m'amène à li nga wax léegi il faut que mairie yi def benn effort ci marché yi moderniser un peu les marchés moderniser non seulement moderniser mais ñu am aussi une certaine rigueur ba nga xam ne alors nit ñi dinañu respecter normes yi nga xam ne moom la ñu tëral parce que marché am na texte boo xam ne mooy régir les marchés pour contre les incendies y a un texte boobu bu ñu ko respecter je crois que dinañu wàññi bu baax incendie yi nga xam ne ñu ngi ci marché yi fexee nag ba vraiment faciliter aussi travail sapeur-pompier yi sapeur-pompier bu indee engin fekk fa bouche d'incendie boo xam mën na ci branché wu fay lakk bi kooku sûr que bu ñu ko defoon lakk bu fi mënta am 30 minutes maximum ñu fay ko mu jeex waaw. est-ce que loolu da nga yaakaar ne maire yi mun nañu wut ay partenariat public privé raser par exemple nga ñëw fële ca Gueule Tapée marché bi nga raser ko. waaw non xam nga du ma dugg ci seen waaw du ma dugg ci seen façon de gérer. waaw xaw ma nu ñuy def ba gérer mais. parce que marché yi du sax au-delà de l'incendie. am aussi mbirum cet bi. voilà hygiène beeg yooyu yëpp dafa am ay gunóor am ay sax. très bien am lépp ci biir marché bi ñuy jaay lu ñu lekk jaay lépp concentré wu foofu maladie yi ñu wax bëri sax bu choléra amul si réew mi kenn ñaanu ko marché yi mun na système de contamination mun na fa bëri. voilà donc yooyu yëpp. day dugg ci biir c'est-à-dire bu ñu gérer incendie bi aussi c'est vrai que il faut ñu gérer hygiène bi mais loolu yëpp pour ñu arriver ko il faut ñu moderniser marché yi donc wàññi encombrement ci marché bi organiser ko ba nga xam ne vraiment même bu melul ni alors comme ni nga ko waxee centres commerciaux yi étrangers yi ñëw di installer bu melul noonu peut-être du mel noonu mais dina doon loo xam ne alors vraiment boo fa duggee xam ne alors dugg nga foo xam ne normal na c'est-à-dire am na hygiène am na sécurité. ñu bëri nee nañu soo gisee centre commerciaux ñëw rek jël place toog Sénégal dañu gis cat bu ci am dafa dem di jënd doo buuxante climatisation am ci biir confort bi am ci biir nga ñëw gis li ngay wër fekk ko ñu étalé ko nga jënd ko dem fay sa kees nga dem sa yoon waaye ci biir marché yi
saleté bi fa am gunóor yi sax yi problème insécurité bi ak lu waaye nekk def foroxaay yenn saa sax ñu am ci biir marché yi kenn xamul lan la moo tax sénégalais yenn saa dañuy dem ci marché bi rek ndax ils sont obligés d'aller parce que ñu war a jënd yëf yi même ay prix yi ci marché bi boo demee marché Tilène prix yi ñu fay jaay soo demee ci benn centre commercial moo gën a moins cher alors centre commercial am na confort yi loolu c'est responsabilité commerçant yi la. merci beaucoup gis nga Wolof Njaay day wax ne maanaam ku wal mburu tuddub dëkk gis nga marché moom dafa am bayre ba nga xam ne Wolof Njaay dana dem ba naan sax ku dee ci marché yaa tàgge sa bopp gis nga li nga wax nii wallaahi al asim ñun la gën a naqari man mi nga xam ne marché sama temps bépp ci laa koy passé sama néeg sax du ma ci tëdd gis nga damay ne ci marché bi di ci liggéey loo xam ne maire bu jaaxlee ci ñun ñi lay ñëw laaj ñun moom nu mu war a def pour nu def réorganiser marché bi mais buñ ko waxee dana am loo xam ne dañuy si dugg ba yàgg day mujj rocc ku dem ndax maire yi dañ naan ñoo préfet am na lu mu war a def su ci maire yi d'accord préfet mën na ko def maire yi am na lu muy def su préfet bañee maire yi nangam xamuñu la ci dugg am na politique bu ne ci diggante bi loolu ñun suñu yoon nekku ndax ñun ay liggéeykat du dugg ci mbirum politique kon diggante préfet ak maire am na yu ñuy ping pong ci seen diggante te ñun léeg-léeg mu coûté nu seer. maanaam taxes yi ñoo leerul daal. léeg-léeg mu coûté nu seer xam nga damay gis ne service de Sine ñu ngi ñëw ci marché bi xool nañ ne ñii di taal gaz yi di lakk ay pomme de terre njóobi nii di ci ndékki ñoom gis nañ ko teg nañ ci seen bët est-ce que ñoom amuñu droit boo xam ne mën nañoo taxaw ne kii bala fee nañ dindi lii wala dutoo fi jaayati wala boo milul nii dutoo fi jaayati est-ce que ñoom seen liggéey permettre wu leen loolu. comme ñii bu lakk amee ni ñuy jóge ñëpp di leen yaakaar seen xel dina ci ñoom ñuy ñëw lu ne mën na leen caa fekk ba dee loolu itam damaa foogoon ne service de Sine bu dikkee ci marché bi kon lii nga may wax nii gunóor yi nga may wax ak yooyu loolu ñoom seen rôle la ñun leen man mooy ñu tegal nu kees ki mbalit ñu taxawu commerçant yi ni leen ku ci am mbalit def ko fii d'ailleurs dinaa la fàttali ne ren nun waa marché Tilène ñoo dem ci maire bi ne ko dañoo bëgg a raxas marché mu kontaan ci trop woo waa sapeur pompier woo commissaire ñëpp ñu daje mu wax ne kat tey bu ma kenn ne parce que day ragal bu ma kenn ne maa def li marché bi commerçant yi ñoo dikki nii ñoo ne dañoo bëgg a raxas marché ñu ne kon ñun set lañ bëgg buñ sañoon fi ñuy yendu dañu di mel ni suñ kër set wecc li nga wax ci grande surface yi ñun xamoon nañ ne loolu daanu dal préparé woon nañ ko ba indi nañ fi benn investisseur boo xam ne xam nga lu muy liggéey man mooy loolu it mën na maa indi sanction bi li muy tabax du lakk maanaam cantine bu mu tabax sawara mënu ko lakk am nañ échantillon yi mi ngi fi bu ñu doon tabax marché ñun loolu lañ ko fas yéenee tabaxe kon nga xam ne kon tooguñu nelawuñu waaye dañoo yéex bi mooy gis nga grande surface yi nga may tudd nii du ma ci tudd tur mais wax wóor na ne ñoom biñ dikkee ñoo étudier suñ marché ndax nu ndikk fii yoon lu mat juróom-ñaari at ñi ngi étudier Sénégal di xool nan lañ fa war a duggee ba concurrence nu parce que ñun ñu yomb daane lañ xam nga mbër moo xam ne day bëre te maanaam ngembam dëgërul wala ni muy taxawee baaxul soo bëreeg moom ni nga fi ngay jaar ba daan ko xam loolu bu amee yéen a war a anticiper ci loolu wala xaar ba ñoo ñëw tàmbali woon nañ parce que am na ay grande surface yu fi nekkoon yoo xam ne ñu ngi doon ñëw te ñooñu ay commerçant yu ma xam lañ yu ne ci biir marché bi waaye ñii dañoo dikk ëpp leen doole indi grand financement bu mag boo xam ne ñun xalaatuñu woon ne loolu danoo bett te loolu la bett man Sénégal yi ñu reproché seen marché yi njaay bi gën jaay dafay seer ci marché yi bu ñu demee ci grande surface maa ngi ñëw loolu te produit yëpp Sénégal lay jógee waaw loolu dinaa la wax li ko waral réglementation prix amul loolu nag ngeen di jaayee waaw loolu dinaa la wax li ko waral xam nga boo demee Europe dañu ne léegi maanaam njaay mi maanaam vente libre la mondialisation moo am kenn amul droit ne nit lii ngay jënde wala lii ngay jaayee waaye dañu ne concurrence mooy tax prix wàcc te concurrence bi lu koy mën a indi ci marché bi mooy marchandise bi bu doyee man daam jaay ma toog ne damay jaayee 2000 francs ki ma dendal di jaayee 1500 xanaa léegi bu ñuy wax ci prix daan lañ wax waaye portable ci marché Tilène boo amee 10 000 francs am ko dàll yan doon wax naan dafa seer boo amee 1000 francs am ko wala 500 francs lu ko indi concurrence ñun li nekk ci suñ bopp ñun nekkunu pour naan on s'en décasse non ñun loolu du ñun 14 régions yi nga xam ne Unacois Yeesal moo ko ëmb li ñu waxtaane ba juboo dañu ne danañ def méthode boo xam ne danañ taxawal ay grande surface wala ñu réorganiser marché yi bu ñu ko joxee ñu privatiser ko ñun danañ ko defar ba nga xam ne clients yi kenn du fi mën a nekk naan da ngay jaay lu seer
parce que boo dee jàkkaarloog Dame Ndiaye di jaay lu seer Dame Ndiaye moom jaay lu yomb su yàggee nga wàcc ñu koy puusante ba li nu bëgg suñu objectif bu ñu ko attente danañ dem ba ausan yii ñoo leen di gën a yomb lu ñuy jaay. xam nañ fi ñuy jëlee marchandise. ñu bëri xalaat nañu ñoom Dame Ndiaye. waruñuy dépassé jënd ak jaay rek. dem Chine di jënd di jaay. dem Europe di jënd di jaay. ñoom Dame Ndiaye naka industriel. investir ci réew mi. jël lu ñuy defaree fii ci réew mi jaay ko Sénégalais yi. parce que yenn saa da ngeen dem bitim réew. di importer bu leen importer produit bu leen importer. mooy yàq ngeen benn emploi ci Sénégal. merci beaucoup. ngeen organiser wu. merci beaucoup. waaye dugg xaalis bi ci poche yi rek. ci seen valise yi. ci seen kër yi. di duy xaalis di teg ngeen investir. si tag koy tooñ rek. bon léegi li nga wax nii man am naa ci kontaan trop xam nga ñun organiser bi mooy. boo jaaroon tey ci Blaise Diagne bi da nga fi gis ay magasins yoo xam ne ñu jóge ci marché yooyu ñoo ko installé nekk secteur boo xam ne formel lañ ne. mais produit nekkatuñ ci informel ngeen di jaay. waaw importation la. waaw d' accord. lu ci néew moo jóge ci réew mi. waaw léegi xam nga am nañu ay petites et moyennes industries yoo xam ne bu ma ko fi doon lim fi laay fanaan gis nga ñun fii mu nekk nii am nañ produit yoo xam ne fii ci réew mi lañ koy liggéeyee te itam mi ngi dugg ci marché yi. mën naa laa yóbbu ci grand commerçant yu mag yoo xam ne fi ñu toll nii li ñu doon jënd bitim réew ñoo ko gën a yombule xam nga lu mel ne Armignon tey mën naa laa wax du ma ko tudd tur ndax loolu la damay bañ a yàq sa kii mais am na Armignon bu jëkkoon naar ñi ngi koy jëndee ci ñoom bitim réew seeroon na léegi Armignon ñun ci boppam ñun suñuy membre ñoo ko yore te Armignon ku ne xam na ne li la ko mën a jaayee moo gën a yomb foofu la mu doon jënd bitim réew importé boobu ngay wax ñun ñoo ko gën a bañ. parce que am na président bu fi jëkkoon a jaar président Ablaye Wade bi mu nu recevoir daf ne fi ma du d'accord rek yéen mooy continuer di importer daane am réew damaa bëgg ngeen di def produit wu local. ngeen dem ci mbay mi ma jox leen suuf ngeen di bay ma dimbali leen ci ndox ngeen di bay autosuffisance alimentaire am nit ñi di li ñuy lekk ñu koy bay lu ñuy fajoo ñu koy defaree fii lépp a ngi fi dara manqué wu fi ba gars yi ànd ak moom ci loolu. boo jaaree fii ci yoonu Tëngéej bi du ma tudd tur ndax du ma la publicité mu ko fii incha allah waaye dinaa la wax ba nga xam. waaw publicité da ngay fay de. waaw kon nga fayal ma ko. am na ay industrie yoo xam ne am nañ suñ benn commerçant bu nekk Sandaga turu société bi ñëpp xam nañ ko diw bi ñuy nal boo demee Touba am nañ fa ay usines yoo xam ne ay commerçant yu mag ñoo ko yore di ko def maanaam filtre di ko def norme bi Sonacos di defar ba diw googu war naa mën a doy waa Sénégal soo demee ci àll bi soble bay nañ ko mbay moo xam ne gouvernement bi def na ci effort bi mooy ARMP bi ne fii ARM bi ne fii sa côté. ñun ay membre lañ ci biir te ña ngi fay participer ci waxtaan yi dañuy def bu pomme de terre demee ba ñor ci réew mi lu doy ñoriti l'importation consommer li ci réew mi ba pare door a indiwaat importation bi bu dee pomme de terre soble lépp naka noonu waaye loolu itam biñ ci demee ba ci digg bi ñun gisaat nañ ne am na ñuy jéem a yokk ay prix ci suñ biir loolu nag su dee dem ñun dañuy bàyyi lépp jalaañoo consommateur bi am satisfaire bi mu bëgg te loolu ñun bëgguñ caa ak ñoom moo tax ñu ne leen buñ dee produire état bi dimbale nu arrêté importation bi pour ñu couler suñ produit wu ñii mën a fay banque bañ ko jëlee kenn ku nekk mën cee gis sa bopp ñu mën a créer ay des emplois suñ ko bëggee di def nañuy respecter norme prix yi nga xam ne moom la ñu wax ak ministère directeur intérieur muy ministère de commerce maa ngi koy félicité waaw ñoom dañuy waxtaan ak ñun ci ay prix lii nañ ko jaayee lii nañ ko jaayee lii nañ ko jaayee lii suñ demee nag ba am koo xam ne nag loolu ñuy wax defuñu ko ñoom am nañ état ñun duñu état ñoom ñooy jël matuwaay yéen yi sanctionné nit que ñu ñëw sanctionné nu kooku waaye ñun rafetlu wun nit ñi di jaay lu yomb jóge ca bitim réew ñun ñu ne ci biir réew mi moom sunum réew di jaay lu seer loolu alsaan man rafetlu wuma ko te xeex bu ma ci mën a xeex danañ ko ci xeex ba incha allah bi ni ngeen ko bëggee prix yi dana yomb marché yi jox leen nu ko rek nu tabaxal ko suñ bopp buñ ko tabaxalee suñ bopp dinañ ci toog jaay lu gën a yomb grande surface yii di fi jaay lu yomb nag dinaa la wax lu tax ñu fi jaay lu yomb seen réew ñoo leen yan xaalis boo xam ne kenn xamul nu mu toll yabal leen ci réew yu ndaw yi pour ñu faagagal leen ndax mondialisation amoo droit ne nit ki doo ñëw ci sa réew man mii su ma neexoon dem Côte d'Ivoire su ma amee xaalis dem installé fa suba su ma demoon New York dañ may lalal tapis rouge pour ma installé fa xaalis foo ko yor réew moo dem bu la neexee liggéey fa mais ñun bu ñu sañoon Sénégal la ñuy toog di fi liggéey yore liggéey bi moo tax ma ne la grande surface yi nañ xaar ñi ngi ñëw ci seen kaw ni ñuy dikk ci seen kaw mooy
danañ installé grande surface incha allah yu mag. waaw yéen danañ fexe ba gën leen a yombali lu ñu koppar yi ngeen dugal seen biir saag yi di ko tëj seen néeg yi. waaw yore seen matelas yi gën leen ngeen. waaw léegi nag koppar yooyu Ablaye Wade mas na ko wax benn bis Ablaye Wade nee na woon maa ngi jàkkaarloog ñaar ñoo xam ne xam naa leen ndax ba ma nekkee ci gouvernement Abdou Diouf gouvernement élargi am na ci ku ma téléphoné woon ne ma comme nii ngeen da ngeen di leb xaalis léeg-léeg di fay ay salaire man mën naa leen a lebal 2 milliards. gën a nag xaalis bu ngeen tax kooka xam na ma mi ngi may dégg maa ngi toog rajo Ablaye Wade waxoon na ko ñooñu génn nañ seen xaalis banques yi génn nañ seen ñoo amatuñu léegi problème financement li ñu am ci ay investisseurs yu ne ci suñ ginnaaw kenn xamul nu toll xamul lu ñu am problème mu état dimbaleenu jox nu droit yoo xam ne ñoo maire yi du ñu am ay problème mais ñun ñoo am liberté ci suñu biir pour mën a organiser suñu bopp pour mën a am marché yu baax yu rafet yoo xam ne li ngay wax nii ay mbóota ki gunóor yooyu du fa jege bu fa Alassane Samba Diop ñëwee kontaan pour yendu fa ñu itam ñu nekk ci jàmm sapeur pompier bi ñuy yëkkati tous les 24 heures ñii sonn nañ de. gis nga bi ñuy fay Petersen tuuti kon sama rongo jigéen gis naa pompier def loo xam ne ci Petersen ndax Petersen dafa tàkk maanaam 3 heures de matin ci guddi di tàkk ba bëccëg 2 heures ma gis lañ fa daj keroo man sama rongo ña xaw na génn nit ñi sonn nun commerçant yi ak nit ñi ñàkk suñu alal noonu la pompier sonne ci réew mi ñoom ñi ngi def li ñu war a mën lépp buñ sañoon lakk kenn du tàkk almet du tàkk waaye li koy def mooy damaa bëgg ñu privatiser marché yi ba lii ma la wax Alassane bu ma toogatee yow ci plateau nga ne ma la nga waxoon lépp def nga ko loolu laa bëgg dinañ xoolaat loolu mais sapeur pompier au delà de liggéey lakk marché yi am na aussi liggéey prévention bi ngeen def ñu ngi nekk situation bi nga xam ne situation de pandémie la maanaam coronavirus bi bëri na te commerçant yi nañu tëncaloo ci marché yi ak rassemblement yi bokk nañu xamante ne xëy na mun na gën a lawal feebar bi ban matuwaay ngeen di jël yéen ci loolu ci sensibilisation bi ci marché yi parce que souvent da ngeen intervenir ci lieu de rassemblement yi. waaw mais moom balaa maa tontu ci loolu ma compléter un peu li mu wax. nii sànq marché yi dafa am loo xam ne fàtte naa ko wax li tax ñuy yàgg ci marché yi li ci safara di yàgg c'est parce que comme ni ma ko waxee sànq lakk bi day am guddi kenn du ko yëg parce que kenn nekkul ci marché bi muy couver di couver. ba buñ koy gis dina fekk ñu atteindre benn niveau. bu fekkoon nag dañoo am benn service de sécurité boo xam ne muy ci biir marché de surveillance di def ay ronde kooku su feu commencé rek soit xet bi dina lay xeeñ wala dinañ sentir ce truc ba nga xam ne alors bu fekkee ne marché bi am na ay jumtukaayu boppam dinañu mun ñoom commencé xeex bu ñu woowee pompier dañu commencé xeex kii bi balaa pompier yegg si bu pompier yi yegsee fekk na ñoom am na lu ñu jot a def nga xam ne affaire bi du yàgg. mais yenn réew développé yi service boobu système d'alarme sax. voilà yooyu mun na am bon mais yooyu c'est des solutions assez chères peut-être pour ñoom parce que boo bëggee def détection système de sécurité incendie ngay def dafa xaw a cher mais la détection humaine existe te kooku ay mun na sax nekk ay volontaires. mais boo amee ay milliards ci biir marché bi ay millions loolu seerul ci yow de. parce que bu lakk yow da ngay ñàkk cherul du ma sécurité dara cheru ci. sécurité moom dara cheru ci wax naa ko nee naa c'est pas un luxe. waaw mais li gën a yomb pour ñoom mooy former ay volontaires ñun commencé woon nañ ko sax d'ailleurs ak mairie Plateau mu recruter en tout cas dajale ay volontaires yoo xam ne ñu ngi leen doon former pour que ñooñu ñooy nekk ci biir marché bi di surveiller marché bi. nga xam ne alors su feu commencé rek ñoom dinañ ko attaquer woo pompier balaa ñoo yegg si dina fekk ñoom ñu am lu ñu jot a def ñun ñu yeggale nga xam ne du yàgg donc loolu aussi. xëy na si biir privatisation boobu ngeen di wax aussi ngeen xalaat ko ci. xam ne alors service la bu am importance. boo xam ne man sama bopp maa ngi koy tuddee service d'incendie et d'assistance à personne de proximité mun na nekk genre ASP. pourquoi pas. ASP ñu ngi dimbale police ak gendarmerie pourquoi mënuñu am service bu mel noonu. benn corps bu mel noonu. boo xam ne voilà dañuy aussi jàppale sapeur pompier. ñoom ñooy nekk ci marché yi di nekk ci yeneen. seen immeuble sax boo leen ci bëggee ñu tegal leen ci 3 wala 4 yoo xam ne. ñoom leen di surveiller seen installation. voilà alors ma bëggee ñu bon léegi pour tontu ci pandémie bi ngay wax pandémie bi doon na loo xam ne fi mu nekk nii vraiment yàq na lu bëri waaw parce que man damay faral di wax sax na année 2020 bi dañ ko war a génne ci calendrier bi suñuy waxee 2019 ba pare wax 2021. waaw parce que 20 moom vraiment pandémie yàq na li ko indi nag li ci bëri mooy négligence su nit ñi waaw parce que nit ñi ñoom ñoo néewal feebar bi ba nga xam ne alors li ñu leen sant yëpp defuñu ko alors marché yi nag man wax dëgg yàlla man su doon sama sago au départ
marché yi dañ koy tëj dès la journée. waaw couvre-feu bi guddi la woon mais pour man marché yi waroon nañ ko mën a arrêter bon c'est vrai que nag neexul du neex ci ñoom commerçant yi mais lu yëngatu rek li ko yëngal ko ëpp doole alors de sorte que marché yi waroon nañ ko arrêter parce que comme ni nga ko waxee lieu de jaxasoo la waaw mais loolu ñun du suñu wàll parce que pandémie bi c'est un problème sanitaire du wàllu sapeur-pompier. ñun dañuy ñëw soutenir. donc am nañu mission boo xam ne dañu ko jox ci biir donc moom la ñuy defal mais dans le cadre de la prévention ñu ngi def prévention ah chaque jour ñu wax nit ñi kay ñoo xaw a dëgër bopp mais chaque jour nit ñaa ngi wax mais man loolu c'est man rek la engagé nag. su doon sama sago marché yi dès le départ marché yi parce que dama ragal ne li ci ëpp ci contamination yi ci marché yi la jaar. waaw parce que marché yi dañuy gis commerçant yi dañuy jaay duñ def masque duñ def gel du def dara. même si wooyu doon def ci buntu yi pour raxas ko amatul mooy gën commerçant yi war ngeen ci jóg ci sensibilisation bi parce que feebar bi surtout commerçant yi mag lañu yenn saa te feebar bi dafa yëpp mag même bu dee xale yi tamit dañuy am feebar bi yar matuwaay ngeen jël ci loolu ci marché yi. waaw nag ma permettre rek bala may ñëw ci loolu ma àggale tuuti rek ci li sëñ colonel monsieur le colonel li mu wax ma am ci lu ma ci àggale door a ñëw ci li nga ma laaj gis nga man en Europe maa ngi nekkoon ci dëkk bu ñuy wax Dijon la moutarde. Dijon. waaw fi ma dëkkoon ak usine moutarde bi. waaw mën naa ne 4 août rek laa loolu. Ndiaye nii ba fii mu nekk nii. yaa bëgg a moutarde. ba fii mu nekk nii xam nga li muy ànd yow yaa ko xam ba fii mu nekk nii ña ne ca sama néeg boobu bu ma bàyyi woon. ba fi mu ne B312 ba tey maa ko équipé di ko wàcc ci commerçant yi ñoo fay ne. ak sénégalais yi parce que bu ma ko quitté contrat pour ñu am ko ñoom day jafe te man bu ma fa gëjee léegi kenn xamul kan kon loolu. ci maanaam suñu solidarité noonu waa Sénégal loolu la ñuy def li tax ma lay leeralal ci li nga wax ci police xam nga Sénégal bu ñu nee police rek ñëpp tiit mais police ñun ñoo tax ñu ne fi sapeur pompier ñun ñoo tax ñu ne fi may li ma lay leeral mooy dafa am marché disons boo xam ne marché bi ñun fa lañ doon jaayee mais suñu wàccee dafa am lu ñuy wax xale marché bi ay police municipale ñoo fa am lu mel ni poste police ci marché bi su ñëpp wàccee bu samp yi dikkee tuur fi ndox bale ko ba mu set yow amatoo droit di xool marché bi sax di fa dugg boo agsee ñoo ne la qu'est-ce que vous cherchez nga ne leen ñoo ne la wàcc nañ am na heure fermeture loolu nu amuñu ko mooy moo tax ma ne la maa ngi lay féliciter ci li nga ne war naa am ñuy fanaan ci marché bi ku fi dugg ñu ne la foo jëm nit ñi wàcc nañ demal ndax sàcc yi ñu ngi ñuy bëgg a rey te waxuñu ko fi sàcc yi dañuy toj suñ place yu bari di ko yóbbu mais nag loolu rek laa doon complété ci loolu bi ci des ma ñëw ci feebar bi feebar bi moom wax dëgg yàlla dinaa la wax loo xam ne li mu laal ci commerçant yi góoma ne laal na ko kenn ci réew xam nga waxoon naa leen fii ne leen marché kër la ñun tuddeetuñ ko marché kër lañ ko tudde waaye kër la goo xam ne ku xëy dem fa njóobeen yëpp buñ xëyee fa lañ njëkk a dem bala ñoo dem fenn ak njaayeen yi kon lu jara xool la lu jara saytu la lu jara dimbale la mu am doole boo xam ne nii lépp lu jóg marché lay jëkk a dem bala moo dem fenn loolu d'accord naa ci ak yéen 100% mais war naa am ay matuwaay yi mooy ñun bi nga xamee ne mars feebar bi dugg na ci réew mi marché ti leen dey am naa commerçant yu mag yu ma àndal yoo xam ne dañoo jënd lii ay masque ñu dem ba ca marché caramel ñu lancé ko fa jox bépp commerçant bu fa nekk nga ji takk benn ñu ne la bu ko tekkeeti wut ci 3 bu bii tilimee nga fóot ko bu subaa nga solaat bi sensibiliser leen wër commerçant yëpp sensibiliser parce que feebar bi buñ dee ñun ñoo dee ci suñ biir ñun ñoo deel suñu bopp donc ñun commerçant yi jóg nañ ci def nañ lii ma la wax boo waa marché caramel ñi ngi may xool xam ne li may wax am na bi ci des am nañ loo xam ne ci biir feebar bi jaaxal nañu li nu jaaxal mooy ñun bi feebar bi dikkee rek dañoo daal di téye port téye aéroport ñun mënatuñoo voyager mënatuñoo dikk industrie yi ne ci biir réew mi di liggéey ñu ne leen limité leen ña fay liggéey wala bu ñu xëy si nañuy toogee ne kuy liggéey nga xaajale leen kenn fe xam nga kooku it mën naa ne tëj na liggéeyatu ñi ci biir marché bi commencé am ay jafe-jafe ñu koy dund ba mujj président jël état d'urgence bi mu jëlee état d'urgence xam nga heure bi ngay wàcc marché yi def ay décret ne 14 heures na ñëpp fermé wala 16 heures ñu ànd ceeg ñoom lu ñu teg
nangu nañ ko lépp luñ xool ne buñ ko defee Covid 19 bi jóge ci Sénégal soo ko waxee commerçant moo la ciy jiitu. génn nañ suñu ay xaalis. waaw mais léegi jënd li nga wax nii. le constat bi mooy léegi ci marché yi jënd ay col. soo demee tey si marché yi. masque amatul gel amatul. waaw loolu dinaa la dara ci laa jëm si nag. loolu dinaa la wax li ko waral. xam nga loolu li ko waral. dafa am 2 mesures yu gouvernement bi jël. ñun man mii bokkoon naa ci ñi nga xam ne man lañ boole ci bureau préfet keroog ba ñuy jël mesures yi ne commerçant yi dañuy ubbi ñetti fan. benn fan bi ñiy jaay légume ñaari fan yi ñiy laay légume benn fan bi ñiy jaay ay toilettes. keroog ba ko préfet waxee dama ko ni yéen a ngi bëgg a def loo xam ne na ngeen xam ne nun am na ñoo xam ne seen kër ba la ñu faa joxe dépense dañoo ñëw ci marché bi amuñu xaalis bu ñuy denc pour man di joxe dépense te état débalewul xaalis bu muy dimbalee léegi li ma bëgg ngeen def ko na ngeen may commerçant yi ñu fexe ba ñu yor yi ñuy wattoo li ñuy wax barrière ñu respecté ko te ngeen may leen ñuy jaay waaye dama leen ne bi loola amee bala nga ne wax marché bi nit ñi fu ñuy dugg bu ñuy ñëw ci marché bi ci njaga njaay yi la ñuy dugg ñëpp amuñu oto wala car rapide yi man car rapide yi dama la wax ne la ñoom dañ leen a may autorisation ñuy yaba langal 5 personnes ci buntu bi kooku mën naa jël jàngoro ji bala moo ñëw ci marché bi. kii bi njaga njaay beeg car rapide beeg yëpp noonu la ñuy def nit ñi ñu wacc ci place yi nit ñi doon daje ñu mayaat ko nit ñi ñu fay dajaloo kon du marché bi dong maanaam mesures yi gouvernement bi mujj jël dafa jaxasoo ci bopp nit ñi ba nit ñi xamatuñ loo war a def waaye ñun ba ñu organiser ba nga xamee ne nii kenn ku ne marché ba boo demee fi mu ne da nga fekk mu takk masque yor nañ sel yi ñuy diwoo loolu ñun liñ ci mën lépp ñu ngi ko ci def waaye nag feebar bi gaañ nañu lool ba nga xam ne àgg nañ ci bëgg nañ gouvernement bi jàppale commerçant yi bu baax a baax parce que la ñu yoroon lépp jeex na lii lakk na lii Covid 19 yóbbu na ko. waaw temps bi joxoon jeex na maa lay gërëm di gërëm colonel Abdoulaye Ndiaye bu sapeur-pompier bu Sénégal di gërëm tamit Dame Ndiaye ñëwoon fii waxtaan ak ñun ci mbirum mbas mi surtout ci marché yi lakk-lakk yu bëri yu bàyyi Mouhamed Kandji continuer matinal bi ak journal bi Baba Ndiaye. jërë ngeen jëf ñu ngi lay gërëm bu baax.